asalaamaaleykum sama gars yi Sénégal nuyu naa leen daan leen ba sori parce que temps yi moom day affaire yi leer pour rek muy leer wax day leer affaire joxante loxo moom séquma ko ak kenn ci yéen séquma ko ak kenn temps yi bu mu kenn mere nag séquñu ko nuyuwuma kenn ak loxo daan laay def ba sori leen yéen a ngi ci jàmm man maa ngi ci jàmm ñi ngi sant yàlla bu baax voilà lii moom mooy entre ami quoi ñu waxante dëgg rek mi ko waaw man moom du ma ci rus kenn ku dégg mbir mi ni mu demee ñun leen bàyyi leen joxante loxo yi bàyyi leen fóonante gi ay accolade yi yëpp nañ ko bàyyi man moom bu ku ma ci dajal bu ma accolade bu ma jox sa loxo na sinon de banque sama bos laay def waaw bu la neexee nag nga mer maa tay waaw kon nag ñu del si waat ci li nga xam moo ñu fi indi chaque jour niñ koy defee dina sant ci neen ñuy seetaane de jour en jour maa ngi gis que yéen a ngi gën a yaatal mbir mi voilà comme noonu ma leen ko waxee rek ça se voit que yéen a ngi koy partagé gars yi ñoo ngi abonné ñoo ngi xaar ñoom ñëpp vidéo bi mu ñëw ndax leeral yi di gën a am continue leen di ko def bu leen ci sonn di leen wax rek ne Khadim Gueye TV la tudd boo ko tàppee ci YouTube rek nga abonné ci chaîne bi te bul fàttee activer cloche bi parce que fi la mbir ma nekk vidéo yi yaa koy jëkk a gis donc bu ma ko duutee rek xool mu agsi ci yow kon nag nay leer tey nag moom tey la 17 donc ñu war leen jox datu le 16 démb waaw joxoon nañ leen bu 15 bi mais diggante bi affaire yi yokku na fii vraiment ci doy na waar daal waaw bis bu ne rek buñ defee ne ma ngay wàññeeku mbir yi di gën a yokk rek waaw looloo tax ñuy wax rek vraiment nañ góorgóorlu ci indication yi joxe waaw parce que toog gi ci kër rek moom mooy solution contact yi lu mu gën a néew lu mënta ñàkk rek nañ koy def parce que foofu la mbir mi nekk waaw te ni ma leen koy waxe boo gaañee sa bopp wala boo nee je m'en fous yow yaa ngi gaañ sa mbokkum julit wala sa mbokkum chrétien wala koo mën a dajal ngir yàlla bu leen bëggul seen bopp bëgg leen jàmbur ñee nit ñi dañoo yor seeni famille nañ bàyyi égoïsme bi nañ bàyyi mene je m'en fous bi loolu Sénégal ñoo ko moom parce que sénégalais yi ne fii étranger ñoom déjà jàng nañ ko comprendre nañ ko ba pour nga génn sax gis kenn ci mbedd mi bareetul donc loolu dana leen def honneur waaw nañ continuer ci noonu rek parce que sinon fii bu ñu génnee ñuy càmbali ñu bëgg ñu fee ŋàbb ñun nañ moytu waaw dañ ci gis sax ñu naan mais étranger yi fan lañ nekk noonu ngeen def noonu la bu ñu leen joxee ay règles neen koy toppatoo te ku ci woo sa mbokk Sénégal gee na nga ko jox lii ngay dund nga di ko wax mu jéem a jël habitude boobu parce que mu neex ñu ak mu naqare ñu Sénégal il faut ñu changer suñu ay habitude li kenn xaaru ko woon li kenn yaakaaru ko woon mais yàlla indi na ko te day laaj ñu changer habitude yooyu ñu yor Sénégal waaw kër goo dugg ma nga fees dell ki nit nañ jéem a xool kenn ku ne sa kër nga limité ña fa nekk ku si néew te bañ di jël bis bu ne ngeen ci dolli il faut ngeen commencer balaa mbir mi di fa law comme ni mu lawee fii fekk ngeen am habitude yu baax yooyu xam nga di ko topp dana gën a dimbali njaboot ga dana dimbali population Sénégal be dana dimbali état Sénégal be nga xam moo leen war a jox directive yi bu leen dëgër bopp ngir yàlla te bàyyi déglu fake news yi ñu leen jox ci groupe yi di déglu bañ a déglu ku mel ne peex moom gis ngeen woo nañ ko ay police nangam nag ndax seen ay déclaration bu ngeen yoree ay mbooloo ay nit topp leen bàyyi leen déclaration yi ngeen di ko def ci ay groupe WhatsApp gars yi di ko jël di ko partager te ñooñu boo xoolee jiitawuñ yoonu murit dañuy ngemboo Serigne Touba donc dañ koy baax ko waaw waaye dara ay xasidam xamuñu sax tous waaw te ñooy ëpp lamiñ bu génnee ñu naan dañoo bëgg a xeex yoonu murit rek dañoo bëgg lii bu leen ko gëm coronavirus amu fa coronavirus ma nga Sénégal bu leen déglu ñii ñooñu tuubaak Tiwaawan nag fu ndaje am ñoom seen ay waxtaan lañ fay def seen business la ñuy def xaalis lañ fay wut ñu leen di jox ay addiya ñuy def seen poos yi di leen may lu ne ñooñu pour ñu annuler ay cérémonie religieuse arrangé wu leen mais ki kër kilifa goo ca dem am na ku fa jiite xalif général des mourides beekat xam nga ne bu demee ba jël 200 millions sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg def ko ci lii nga xam ne lu dëggu la
te bu amee lu ñuy wax ca Touba gee dana génn wax ko wala mu wax ko sëñ Bass Abdou Khadre mu ñu wax leen ko waaw du mbàkke yu ndaw yi du waxtaankat yi ñoom ñoo tax war a tax di leen wax loo xam ne seen intérêt personnel la di leen déglu xalif général ba la muy wax ak porte parole am ñii duñ porte parole yoonu murit waaw ñu ci ëpp laa la wax dañuy mbubboo sëriñ bi rek waaw boo leen laajoon ñetti xasida yi sëñ Tuubaa xamuñu ci benn laa la wax lamiñu kese lañ yor te seen intérêt la ñu wut ñooy dugal yii ci groupe WhatsApp yi ay dof di leen wax lu ne bu ñu leen bëggee pigir bañ leen ak ñii ñëw na feek yooyu bu leen déglu ñii am na ay voix officielles yuy jóge ci ministre de la santé bi di leen ko xëy di déglu ci rajo yi di ko lire ci journaux yi di xool télé yi di informé wu waaye groupe WhatsApp lu ngeen fa jëlee gis ngeen coowal Touba lu ko indi ndaw su ñëw ci groupe WhatsApp wax ko ngeen génnee ko wër àdduna ñu bare bëgg ci weddi ne am naag amut waaw dafa ngeen loolu jaadu nañ moytu yooyu nañ bàyyi yooyu bu leen déglu groupe WhatsApp yi di leen déglu information yu wóor ña ngi leen koy fournir bis bu ne di leen wax la ci xew di leen gëm lañ leen wax parce que loolu mooy la am gouvernement ba amuñu benn intérêt di leen wax lu dul dëgg am na kaa yi te kaa yi amu fa waaw dox bu ne fii nag dugal ay groupe ay xaw ma nu ñu koy waxee ti ay voix am enregistré ay bagage am dugal ci groupe yi kenn ku ne di jaay xam-xam ñëpp bëgg fee nekk ay docteur ñëpp bëgg fee nekk ay expert de coronavirus te lu ñu reeree démb sax xamuñu ko di leen déglu expert yi ña nga nee ca Ndakaaru gee di la wax ak yéen bis bu nekk waaw ministre de la santé di wax ak yéen bis bu ne di leen déglu yooyu moo ëpp solo bu ngeen discuter seen groupe WhatsApp ngeen discuter ci biir mu yam fa mais pas di rey nit ñi di partager leen léegi dugg na fi génn mel na un expert moom moo ko yabal moo ko génnee ngeen ne di partager ñàkk fayda li may wax bu ma kenn yónneeti yéen ñi laay wax bu ma fi kenn yónneeti ay audio yooyu sinon dinaa ko jotee yow man sama paar la yow bu ma fi kenn yónneeti yëfi dof yooyu comme loolu ndaw si waxoon nag waa ji woo fi di weddeeg nangam ok voilà te waajooyu maa ngi leen koy ñaan yéen ñi koo xam ne xam na ci numéro téléphone am na ma ko jotli wala bu dee moom mi ngi may seetaana na ma contacter dama bëgg a waxtaan ak moom voilà mooy ki ñu jiiñoon te muy weddi noonu waa ji sant Kan Italie gi la nekk comme man xam naa peut-être dana seetaan sumay vidéo wala ku ko xam na ngeen fexe ba ma nekk ak moom en contact dama ko soxla voilà mais à part ça nag dama leen koy ñaan man moom Khadim Gueye bu ma kenn yónneeti audio yooyu voilà parce que man gëw ma yooyu dunduma yooyu yëfi dof la ay bu ma ko déggee sax damay mer bu ngeen ko bëggee gëm nag yéen ngeen gëm ko waaye coronavirus ma nga Sénégal nag dëgër bopp boo xam ne il faut ba nga ko ne miir baa ngee du ko gëm day dem ba mbëkk ko doo ko xam ne ab miir la te boobu ce sera trop tard sa jëb yi toj na ba noppi nekk leen ay nit du ngeen ay dof du ngeen ay golo bàyyi may sax léegi yenn yi boo leen ko waxee ñu mën a réfléchir quoi ay vauriens ñooy ñëw di leen jox ay audio fii ngeen ñu ciy rey nga gis ñoo xam jaral leen ñu woo ay nit di xuloo di discuter bëgg a dëggal yëpp waxi dof yooyu quoi te dañuy offendre seen intelligence mon cher yow leen man il est temps affaire bi dëgg la amatul luñ ciy werante mënoo toog bañ la sa ndey dee na ca wala sa baay dee na ca nga koy doo ko gëm yeewul te boo ko woowee sa waa kër nga leen di jox liñ lay jàngal fii nga di ko dund di leen ko commencé wax ñoom ñu commencé jël yoon woowu waaw kenn ñaanulu ko kenn da ngeen fa yor famille mu yor sama famille la même chose laa leen di wax bis bu ne waaw le 28 bii rek sama jarbaat laa la wax la ñu waroon def réception man maa xuloog sama waa kër bañ renvoyé ko dama leen du fa am parce que jëkkër ji Touba la dëkk ay mbokkam ña nga fa dañuy jóge Touba wàcc si Ndar samay mbokk jóge ay Louga ak ñenn waa Ndar ñoom ñëpp ñu daje ci benn kër ci benn xawaare boo xam ne yàlla nekku ci yonent nekku ci xam nga ab réception ñëw di séddale ay sér ak ay piis ak ay xaalis ak yoo xam ne du farata du sunna kooku nag man leen je vais pas risquer la vie de ma mère de ma famille xaw ma kan moo ko fa yor parce que moom ak famille mën nañ ko ba yor mais ay am di jaamo ay xaritam daañu ñëw fekk si ko bu ko kenn yoree ñëw na lor na sama waa kër gee man mii damaa renoncé dew ma Sénégal pour bañ leen risque loo je vais pas prendre ce risque là ñu jóge Touba ñoom ñëpp ñu ñëw ca kër ga kenn yor ko fa wàll ko ñooñu
wàllu ko waa Ndargee di suñu mbokk ñëw fa wàllu ga ak kenn ku nekk man leen da ngeen koy renvoyer ba jamono neex voilà te loolu lañ mujj def le 28 ba amatul loolu laa gëm ku ko mën a def say mbokk boo déggee ñi ngi préparé xew yooyu fexeel ba dindi ko di leen dégg ay wax waaw ba ma leen fi waxee fi ne renoncé naa ne leen ku ci mën a renoncé sa voyage dem Sénégal na nga ko def dafa am ñu dëgër bopp dem def ko ba tey ji lii am di leen dégg waaw parce que yéen ñii képp koo xam ne sax dem na sukk ci kanamu sëriñ lu mu lay jàngal lan la lay jëkk a wax di déglu ndigal di bàyyi ay tere te képp kuy déglu ndigal di bàyyi ay tere ngëneel lay am waaw koo xam nag doo dégg ndigal te lu ñu la tere nga ne danaa ko def ci musiba ngay dëkk boo tëddee yow mi may xool na nga ci xalaataat ci loolu ma la wax waaw wala nga woo sa sëriñ laaj ko lu mu lay wax di dégg ndigal te bàyyi ay tere te xam nga ne kooku sa njariñ lay wut ku naan la sangul sab taar la soxla bàyyi leen seen dëgër bopp gi bàyyi leen ignorant yoo xam ne seen tur sax mënuñu ko bind ñëw fi di jaay ay intellectuel ay docteur bu dee man lii laa dëkku mel na gànnam non nu ñu koy waxee sax Moustapha Messere moomu genre yi bu leen déglu genre yi ils ont bien fait l'état ku ci génnati wax ci YouTube bi Facebook bi dañ ko dem jëli il faut ngeen sanctionner ces gars là pour que ñu noppi waaw parce que ay fake news la ñuy génne di ko dugal ci bopp nit ñi di jaay xam-xam boo xam xamuñu tous lu ñu reere sax xamuñu ko nañ ñu may jàmm waaw ndax seen ay intérêt personnel rek bu gàmmu amee màggal am encaissé la ñuy def buñ ko deful ñoom bu ñëpp demoon Touba di dee sax intéressé wu leen ñoom nañ encaissé la ñuy encaissé waaw moo tax ñoo ci gën a sonn niñ ci sonn nii sonnuñu ci ngir Serigne Touba de sonnuñu ci ngir Alaaji Malick sonnuñu ngir Baye Laay ne kenn seen intérêt bopp moo tax ñu sonn ci il faut pas écouter ces gens là waaw ay fake lañ du matin au soir dañuy ngemboo sëñ bi rek di ko mbubboo waaye gëmuñu ci tous laa la wax mais non ñu ñëw nag ci affaire bi waaw tey démb le 16 nombre bi yéeg na tey dem nañ ba 27 980 donc xam nga ne kéemaane na voilà boobu nag mooy chiffre compressif bi mooy li nga xam ne si ñi faatu ak ñi nga xam ne wér nañ ci ak ñi nga xam ne si ñoom dañ yor feebar bi waaw ñi ko yor nii actuellement boo ko xoolee 23 073 lañ ok donc ñu xool ñi nga xam ne wér nañ ci loolu yokku na dem nañ ba 2749 ñoo xam ne amoon nañ feebar bi wér nañ complètement ñi nga xam ne génn nañ ci àdduna dem na yokkuwaat na trop moom kooku moom yokku na bu baax ñoo ngi ci 2158 démb waaw yu tey yi ab à 18h lañ koy am donc xamal ne daanaka Chine def naa 3000 la woon ñun léegi ñu romb Chine sax laa wax waaw ñoo ngi 2158 démb waaw te ñi ñu xaar pic maximum bi ñu ngi koy xaar ci fan yi fi nga xam ne mooy jour comptage maximum bi parce que foofu lañ mën a déparé ñu doog a mën a comprendre efficacité tëj yi ñu tëj nit ñi yii ñuy blindé distance yi ñuy wax ak mesure de sûreté yi ñuy wax nit ñi ñu koy jël maanaam raxas loxo yeeg yooyu yëpp pour ñu xam effet bi il faut que mu dem ba pic maximum bi waaw ligne bi day dem ba au maximum foofu nag la ñuy jóg commencé gis résultat yi nag muy wàcc waaw lan lay jariñ nga toog sa kër lan lay jariñ ngay raxasu lan lay jariñ nga topp yii nga xam ne si mooy ndigal yi ñu lay jox bis bu nekk voilà donc xam nga bu dee tey agsi nañ 2158 démb rek tey jii boo demee xool àgg na 3000 waaw parce que diggante dimanche ak lundi benn jour 380 personnes faatu nañ ci benn jour waaw nee naa leen fii hôpitaux yi amatuñ benn place ndax fu ñu leen di dugalati tu as vu waaw armeel yi am nañ problème pour ñu leen di suule te ñoom xam nga dañ tàmm seen néew bu demee seen maam jooju seen yaay jooju seen baay boobu dañ koy solal ay yére ñëw teg ko mbokk yëpp ñëw ziare ko doog a dem léegi nag ñii dañuy dee goo xam ne duñ mën a def sax seen affaire yooyu ndaxte mënuñu jege néew bi parce que mën na leen wàll donc dañ koy jël rek ci morgue bu noonu dem suuli ko xam nga am nañ naxar boobu aussi ci habitude bi ñu amoon li tax man la habitude yi léegi dina changer par force mooy lii donc il faut ñu habitué wu ci xam ne tamit dañ soppi quoi voilà loolu day am donc 2158 morts ñi nga xam ne si ñoom lañ entré hôpital 11025 lañ waaw ñi ci nekk en thérapie intensive ñoo ngi ci 1851 ok
léegi bu ñu xoolee province yi xam ne ñoom la gën a laal ci Lombardie bi Bergamo bi ñu nekk moom moo bi ci ëpple dem nañ ba 3760 cas ci Bergamo kese Brescia dem na ba 2918 Milan mooy troisième bi 1983 Cremona 1881 Lodi 1362 waaw dama la waxal rek yi nga xam ne si ñoom ñoo romb 1000 cas yi mais yeneen yi boo ko totalisé province yi nekk ci Lombardie yëpp total bi 14649 am nañ ko cas mu ngi noonu donc loolu mooy li nekk léegi ma wax ko gars yi en italien rapidement gli amici che non capiscono il francese. Allora amici, il totale è di 27.980. Ok, i guariti sono 2.749, i morti 2.158, i ricoverati in ospedale 11.025, quelli che sono in terapia intensiva sono 1.851. Ok, nella provincia che tocca di più che Bergamo è arrivato a 3.760. Brescia arriva come secondo con 2.918 casi, Milano terzo 1.983, Cremona 1.881, Lodi 1.362. Queste sono le province che hanno più casi. Il totale di tutte le province della Lombardia sono saliti a 14.649. Ok. waaw loolu moom mooy li nga xam ne si am na démb le 16 waaw di ci dolli rek comme indiscrétion benn hôpital gars yi ñu ngi góorgóorlu vraiment tabax nañ fi benn hôpital ci foiru Milan be ku xam Milan xam fi ñu doon defee expo ok foofu def nañ fa hôpital bu gaaw boo xam ne fukki fan lañ ko defar hôpital bu moderne comme ni ko chinois yi defaree mais italiens yi nag xam nga ñoom ñoo mën ci construction seen bos moo gën a dëgër moo tax bu dee chinois yi ci 2 jours 3 lañ koy def ñoom nag 10 jours lañ soxloon parce que dafa war a nekk affaire bu sûr voilà bu ngeen ko gisee dafa rafet macha allah ñu ngi ko defar ci fukki fan ci lay mat andi nañ ci machine yi ñuy noyyee parce que foofu dañ ko war a def centre boo xam ne pour thérapie intensive ñi nga xam ne si machine yi moom moo leen di noyyel def nañ tout ci fukki fan yi gouvernement bi génnee na 25 milliards yoo xam ne si pour rek tamponner affaire bi ñu faj affaire yu bare réglé ko ku ñuy wax Silvio Berlusconi ñu xam ko ex premier ministre la woon fii di moom moo yor télé yi fii moom nag def na ci lu am solo génne na 10 millions d'euros rapidement daal ko ci def daanaka mooy chiffre bi nga xam ne si moom lañu utiliser pour defar hôpital boobu ak ñi nga xam ne si ñi ngi ci Lombardie bi ñoo xam ne 5 euros ñii seen 10 euros nangam dajale vraiment solidarité boo xam ne en 10 jours génn xaalis bi génn tabax nañ ci defar nañ ci hôpital boobu te hôpital bi dina dem ba am 400 places 400 lits yoo xam ne si benn bu ci nekk dana am machine boobu jënd nañu lépp ba ci 10 jours yi ndeysaan ñu war ko ci mën a def donc bu ñu leen woo ci lii rek yu mel nii moom jóg leen rek génn def ci quoi parce que ak njariñu askan bi la voilà li may tëje mooy lii moom président Macky Sall ak gouvernement am laa koy wax monsieur le président fii am na ñoo xam ne ñu ngi lay bëgg a soxla nag waaw te du Italie kese Espagne geeg foo ci dem daanaka mi ngi fa bu ma sañoon ngeen xool étudier parce que affaire bi moom dañ ko soxla trop bu fekkee ne ñun ñi nga xam ne ku mel ne man mii nga xam dama am contrat de travail donc am naa garantie am naa entrée waaw même bu ñu ma defoon en quarantaine bu ñu ma fayul salaire bi yëpp tamit dinañ ma jox 70% ya donc am naa lu ma dundee waaw waaye am na ci ñoo xam ne si dañ doon jaay yoruñu contrat de travail te tëj nañ leen obligatoirement ci kër yi génnatuñ ñooñu liñ daan xëy dem di jaayee am benn 30 euros benn 20 euros benn 25 euros ñëw mën cee joxe seen dépense su kër fii di ci dajale ba bu weer dee ñu mën ci yónnee seen njaboot ga ca Sénégal léegi loolu ñàkk nañ ko amatuñ ko amuñu benn source benn foo xam ne daañ fa mën a am entrée te lii ñu ngi ñu tëj xamuñu kañ lay jama mën na nekk 6 mois mën na nekk 4 mois mën na nekk 2-3 mois c'est impossible waaw donc jàppal ñooñu ñu tëju ci biir kër yi amuñu xëyuñu jaay weer dee bañ jox leen salaire donc ñooñu nan lañ war a dundee war ngeen a xool nan ngeen mën a étudier lu ngeen mën a dimbalee ñii waaw ndax am nañ ay devoir fii ndax kër gi nga dëkk da nga koy fay li ngay war a lekk da nga koy wut boo munta génn dem wuti ko
war ngeen a mun a comprendre nan ngeen ñu war a dimbalee ci côté boobu voilà bu ngeen di dindi mën ngeen dindi sax ñu mel ne man mii parce que yàlla def na balaa lii di am man sama contrat de travail maa ngi woon moom même bu ma nekkee ci kër gi nee naa la bu doon 70% yi daañu ma ko jox voilà te état bi financé na xaalis boobu ba en cas ñun ñu mettre ñu en quarantaine ñu toog léegi sax fi may liggéey industrie bi ñoom bu njëkk comme ku ma feebaree damay toog sama kër bu mu fi toogoon une semaine léegi journée bu ne dañ ma doon fay ñoom 50% yi état bi fay 50 yi ñu couvrir ma sama jour yooyu nga xam ne je suis resté malade chez moi léegi état bi neen leen bu leen téyee ñu toog seen kër ñun ñoo leen di fay chiffre complet bi donc dimbali na tamit ki nga xam ne si moo yor usine ba may liggéeyee amutul problème boobu waaye ñi nga xam ne si am ñu benn entrée ñoom lañ yërëm ñoom lañ war a taxawu dimbali leen te fii boo demee ci sud bi xam nga ñoom ñëpp ci njaay mi lañ daan dund léegi nag mënatoo génn di gis koy jaay mayatuñ la sax nga génn di ko wër koo jaay voilà donc tëdd ci kër nag suba ba ngoon guddeeg bëccëg war koo def ñeenti weer te yor sa njaboot Sénégal gee waxuma la yow doo mën a am lu la dundal fii waxuma ak dundal sa njaboot gee kon nag fii lañ leen soxlaa dimbali leen jaay étudier leen ban mode ak ban manière ngeen mën a def ba def leen assistance boobu bu dindi di am ngeen dindi ñu mel ne man mii nga xam ne am nañ minimum de contrat boobu ñi nga xam ne amuñu ko monsieur le président ngeen dimbali leen jox leen loo xam ne si daañ ci mën a jàpp fii lu ngeen mën a dimbalee seen famille ne Sénégal aussi ngeen def ko voilà loolu daal lu waroon la te daañ ko gën a daañ ci insister pour ngeen jàpp lañu parce que sonn nañ te amuñu fu ñu koy jooyee te état bi ñemewuñoo wax naan dañuy jël di jox ay émigré yoo xam ne si sont pas réguliers wala sont réguliers mais amuñu fay ñu ay taxes parce que liggéeyuñ dañuy jaay voilà man couverture boobu dañ ma koy parce que je paie les taxes sama bulletin de salaire lañ koy dagg directement donc amel nañ ma njukkal mi ngi noonu waaye ki nga xam ne si fayu leen woon ay taxes wala yooyu kooku mënul prétendre dara ci ñoom lu dul ñaan réewam ñoom ñu dimbali ko voilà loolu daal monsieur le président na ngeen ci xalaat bari na fii bari na Espagne ngee ci Europe un peu partout parce que on est dans les mêmes conditions actuellement fii la ñu tëj mais ñoom tamit foofu la ñuy mujj voilà donc nañ xalaat ci loolu bu baax wut nan lañ leen ciy dimbalee voilà ginnaaw loolu nag moom jeex na li ñu leen di wax gars yi nga xam tamit ñi ngi jéem a jaar ci yoonu suuf yi dugg Sénégal bu leen tëj aéroport ba bloqué leen gannaaw dëgër nañ bopp ku ci dëgër bopp ba jël sa oto naan da ngay daw jël yoonu suuf bi fu muy jaar na ngeen ko bloqué waaw parce que dina am ñu ko ciy def te c'est pas sérieux bu leen jëlee fii naan da ngeen dugg ay oto di jaar ay yoonu suuf defen da ngeen di dribblé naar yee duñ leen bàyyeeti ngeen di jaar ay Maroc Mauritanie duñ nangu ngeen di créer leen di ay problème toog leen fii ba jamono neex ñu dem ñun ñëpp ñoo nekk ci problème parce que man mii waxee xaw ma kañ laay gis sama njaboot parce que loo xam ne xamoo kañ lay jeex tëj nañ aéroport yi yëpp man kañ laay dem Sénégal je ne sais pas xaw ma ko lépp mu ngi ci loxoy yàlla yéen itam gëm leen yàlla ngeen toog fii bu fi kenn jël ay oto naan da ngay jël ay yoonu suuf voilà loolu laa amoon di leen wax di leen fàttali ngeen bind ci chaîne bi Khadim Gueye TV la tudd ko deful woon comme ni ma koy waxee chaque jour rendez-vous bu kañ la suba fan la leen teg yéen ñëpp fii waaye nag joxe loxo sequma ko yéen ba suba incha allah.